mbokki internet de Dakar Midi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chronique gu Jantal Mara tey nag ñu ngi ci mardi 30 novembre ñu ciy sant yàlla ndax yàggul dara génn nañ ci xew-xew bu màgg moo xamante ni àddina fu waay mën a ne rek ñëwoon nga mbaa amoon nga yéene rek ànd ak ñun sant yàlla sunu borom maanaam fële ca Touba ndax borom dafa ne woon maanaam ne ñu ñëw santaaleel ko boromam mu ne kon màggalu 18 safar gi. màggal gi nag alhamdulilah génn nañ ci ak jàmm donte nag am na ay xeexoo ya ci am ndax it dinañ ci profité waale ginnaaw bi nu nuyoo Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu te wér dañuy jaale waale njabootu soxna Baali moom mi noppalu nekkoon leeru soxna May mu Serigne Touba ak Serigne Cheikh Awa Balla mu maam Thierno Birahim ñëpp daan ko woye bàjjan ci yoonu murit bi mu noppalu nag mu doon loo xam ne dafa tiis ci communauté murit bi waaye nag dañuy ñaan yàlla na yàlla yokk leeram tax ñu ci barkeem tey tamit nag xëyaat nañ ak xibaar gu doy waar mu di waajuru Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni moom mu Cheikh Ousmane muy soxna Fatou Diouf mu décédé à l'âge de 88 ans fële ca Daarul Muxti donc nu ngi koy jaale moom Cheikh Ahmadou Kara ak njabootu Seydina Ousmane gépp di ko jaale Serigne Abbas moom xalifa maam Thierno Birahim di ko jaale communauté mouride gi yëpp rawatina kilifa diine ak ñëpp ñu nekk ci umma islamique bi mu mel ni nag jamono tëddee noonu. ndax yàlla nee na moom ci alquran kullu nafsin zaa'iqatul mawti te itam ndeem inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci moom lañ jóge ci moom la ñuy dellu mënuñu def lu dul rek accepter volonté am ndax moom li mu bëgg moom mooy li war a mën a ne donte tiis na waaye nag di ko jaale ñëpp itam xanaa rek tey moom wax dëgg fa yàlla kàddu gi du bëri ndax damaa am ci sama jotaay chronique Jantal Mara ci lu njëkk nag ma dalal kilifa dalal soppe dalal wëllëre woo xamante ni miin nañ ko ci yeneen facette waaye tey nag moom dama koy présenté ci facette goo xamante ni moom l'historien moom chercheur di Ahmadou Moustapha Guèye wax dëgg fa yàlla ñu miin ko loolu ci gëstu taarixu murit gëstu Serigne Touba gëstu lépp li nga xamante ni dafay laal maanaam histoire maanaam murit gi tey nag mu fas yéenoo defal njàngat ndax dañoo jóge ci màggal nu dégg màggal gi ni mu demee xalif gi moom Serigne Mountakha yëkkati na ay kàddu ca cérémonie officielle ba waaye kàddu gën ci gënoon jàpp nee na defe naa ne ab réew kenn du ko tabax ci fo ci caaxaan moom xam naa kilifa gi dina ci ñëw defal ñu ci analyse ginnaaw bi mu ñu defalee le bilan maanaam du màggal mu ñëw ci li nga xamante ni moom la Serigne Mountakha wax tëjee ko ak yóbbal goo xam ne rek daf koy adressé à l'endroit maanaam Sénégal ndax jamono ji fu mu toll ni wax dëgg fa yàlla doy na waar ba fu doy waar yem waaye nag du tee ñu def taxaw seetlu nag ci xew-xew yooyu noonu nag xam naa ni kàddu gi moom dañ koy jébbal kilifa gi rek mu jàkkaarloo ak yéen indi ay leeral ci point yooyu nga xamante ni moom leen soulevé. wa sallallahu ala ashrafil xalqillah sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. ñi ngi door suñu kàddu ci turu yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy gën gi mbindéef di sant Serigne Touba. di la sant Mouhamed ci nganale bii nga xam ne moom nga ma ganale ma ñëw war a waxtaan ak yow ñu door a def débriefing ci li nga xam ne mooy xew-xew bu rëy bi nga xam ne moom la ñu jógee muy màggalu 18 safar ni nga xamee ni que moom la ko Serigne Touba recommandé woon mu doon xew-xew bu rëy waaye lu jiitu ju ci dugg dañuy jottali suñu nuyoo ak suñu ziyaara Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Xaadimu Rasul mi nga xam ni moom la yàlla def xilaafa maamam gi mu toog ci tey muy ayam bii di màggal gu jëkk ci màggal yi nga xam ne incha allah ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu doon màggal yu bari yu mu teewe te ñun ñëpp teewe ko te kenn bañ a manqué di ziyaar xalifa généralu Baye Fall di ziyaarit njabootu Serigne Touba gépp muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen di ziyaare tamit communauté mouride bi ak umma islamique ci dëddu gi nga xam ne leer googu nga xam ne moo bawoo ci soxna Maymuna bintu Xaadimu Rasul comme ni nga ko waxee léegi di soxna Bali di wayjuru Serigne Abdou Bali nga ko Abdoul Ahad Mbacké ibn Gaynde Fatma doon koo xam ni daan na màggal guddi googu jëloon na flambeau bi di màggal guddi gu mag googu nga xam ne waajuram mu tedd wa daan na ko def di soxna May
nga ñëw tamit annoncé ñu tamit dëddu wayjuru Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni Cheikh Ahmadou Kara et ñoom ñëpp ñu ngi leen koy siyaare ñu ngi koy siyaare la communauté islamique toute la oumma islamique et les mourides di leen ko tamit ziar di leen ko jaal yéen tamit muy àddina mooy loolu dañuy wax ni ci lëndëm leer dana ci génn ci leer lëndëm dana ci génn guddi dana génn ci bëccëg bëccëg dana génn ci guddi àddina loolu rek moo fi nekk mbégte ak naqar ñooy alterner ce sont les lois de la vie te moo tax dañ koy nangu et di fas yéene nag comme ni nga ko waxee laaj bi ñu laaj bu neex la wax dëgg yàlla waaye xaw na tamit jafe ndax événement bu mel nii à chaud pour nga am ci jàngat bu leer la ca la ca jóge yëpp ak la ca xellikoo yëpp nga mën ko taataan ba mën taxaw ni lii la xanaa xëy na da nga ciy def li nga xam ne moom la sa xalaat wala sa xel jox rek ci saa si waaye xam naa ni jàngat bi moom day continuer di dem rek ndax mbir mi moo ni demee ñun nag ci benn wàll wi nga xam ni moom la ñu gis ren màggal gi mooy ni saa su nekk rek dañuy gis ni Serigne Touba lu yees lu ne ci moom dana gàccal la ko jiitu maanaam màggal bu ne dina tax ñu fàtte màggal yeeg nga xam ni ñoom ñoo ko jiitu ndax toujours dana am fast yoo xam ne dana ci am yokkute goo xam ne dina ci am ndax li ñuy wax naan amul tànku ginnaaw du waxu neen du slogan mais lu nit ñi di dund la ba ñu commencé ci yoonu murit ba léegi loolu dañ koy dund maanaam avancement bi c'est quelque chose bu nga xam ni c'est une dialectique boo xam ne saa su ne nit ñi dañ koy constater ren nag événement bi nga xam ne moom lañ ciy gën a rafetlu biñ ciy njëkk rafetlu mooy lii nga xam ne mooy autoroute bi nga xam ne tey ren moom la nit ñi jaar dem ndax ñun jàngat biñ ci am du côté politique lañ ci am jàngat mais jàngat biñ ci am mooy maanaam dimension Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ndax ñun jàpp nañ ni naal bu mel noonu bokk na ci naalu Cheikh Ahmadou Bamba yi te ndoorte la ñun jàpp nañ ni ndoorte la ndax jàpp nañ de l'est à l'ouest du nord au sud fu nekk autoroute dana fa bawoo incha allah taala converger vers Touba donc lii benn teg la bu jëkk ci loolu ndax Serigne Touba moo ni demee xéewal la goo xam ne réew mi yëpp ñoo ko bokk te màggal gi jàngat biñ ci am aussi tous les Sénégalais ñoo ko bokk célébrer ndoo Cheikh Ahmadou Bamba moo xam jullit yi la ak këru diine bu ñu mën a bokk moo xam dañu nekk ci yeneen diine sax di diine chrétien ñun xam nañu ay nit yoo xam ne chrétien lañu waaye dañuy dem ci màggal gi di bernde ay nit génne nañ ko ci ay reportage sax ba tàyyi loolu donc le Sénégal comme un seul homme a répondu à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul màggalal ko bés bi nga xam ne daf ci woote muy bésam te woote gi mu ci woote yépp mooy nañ ko jàppale ci màggal gi ci sant gi mu war a sant suñu borom subhanahu wa taala mu doon tombeek bés boo xam ni bés bi ko yàlla tegee ay nattu la te loolu mu doon lu inédit kenn mësul gis loolu ci àddina nit koo xam ni maanaam doyloo boromam ak jox boppam boromam bàyyiwu ci dara mu xam lu neex la moo xam lu naqadi la ba mu jël sax fa nga xamee ni fa la nattu ya taxawee commencé ndax Cheikh Ahmadou Bamba ku ne xam na ni daanaka le 5 septembre disons le 13 septembre 1895 mooy bés ba mu taxee jamet taxaw ca bureau ba ca Ndar wute na ak le 5 parce que le 5 mooy jugement ba waaye bureau ba ca Ndar sax nit ñi dañuy jaawale waaye bureau ba ca Ndar dëgg mooy le 13 septembre ndax booba lañ ko arrêté loolu lu jar a leeral la 5 septembre mooy le jugement unilatéral bi ñu ko def
nga xam ni kenn fekkewul ñoom ci seen bopp le conseil privé ñoo toog décider dal di ko jël yóbbu ko décider ni dañ koy génne Sénégal mais le 13 septembre mooy ba mu ñëwee jógee kër mu fanaanee Ndar le 12 xëy bind ci guddi gi mu bind asma mu jeexal xasidaam googu ñuy wax maanaam asma ahlu badrin moo tax mooy bi ñuy xasida màggal gi mu jeexal ko daal di bind asma ahlu badrin muy gànnaayam bu mag boobu xëy suba dem seeti Amadou Ndiaye Mabey jox ko assiru laa bëggoon wax mu yëkkati assiru ma al-Labrari jox ko gannaaw loolu dafa dem wuy ji gouverneur u Ndar ca woote gam ko doon woo pour xam la teneur de la convocation ca moment boobu lañ ko daldi lu xew lu rëy loolu xewee nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba bés boobu def na fa loo xam ni mooy dëggal que ni moom ci ay position de principe rek la mës a nekk ndax Sëñ Touba deful woon sax jàmbaarisme li mu def position de principe la confirmé ndax lu mel noonu def na ko 13 ans avant ba mu janoog magu Kajoor yi gannaaw dëddug Maam Mor Anta Sali ca wal ma ngoog exactement taxaw na wan ni moom du dem ci benn buur bu dul yàlla di ko dénk ay mbiram te nit koo xam ni mënoo téye say mbiru bopp moom an naka la koy joxe ay mbiram kon su ko bañalee buur bu ñuul taxaw ci buur bu weex parce que nit ku weex la mu dal di complexe ci loolu loolu day xaw a yéeme donc loolu mooy wane ni Cheikh Ahmadou Bamba lépp lu mu mës a nekk ci ay position de principe la amul woon benn yàq ci nguuru tubaab yi ndax am na sax côté boo xam ne tubaab yaa fa tane ceddo yi vraiment mais tamit amul dara lu mu cay defar te tënkuwul ci benn nguur gu dul nguuru suñu borom loolu mooy contradiction Cheikh Ahmadou Bamba ak tubaab yi alors su ko defee maanaam ñu ñëw ci loolu yooyu nga xam ni yépp moom la ñaan ci Touba jàpp nañ ni incha allah taala dana teew dana mat te lii nga xam ni moom laa njëkk a junj muy autoroute bi benn ci ay misaal la ci Cheikh Ahmadou Bamba dëkkam bi fa mu jëm incha allah bu neexee yàlla dana nekk métropole àddina si gannaaw Makka ak Madinatul Munawwara Hijaz incha allah bu neexee yàlla loolu dana am fii ci réew mi danañ ci teg seen bët. ni mu ko ñaanee ci Matlabul Fawzayni dana am il faut que mu réaliser wu incha allah taala ci kàttanu yàlla ak nammelam te Cheikh Ahmadou Bamba dafa transcender ay tarixa Cheikh Ahmadou Bamba c'est un bien national et même de toute la umma islamique ndax moom vivificateur u l'islam la li ko indi ci jamono du taxawal tariqa weesu na loolu Cheikh Ahmadou Bamba vivificateur u l'islam la l'islam dafa mel ni maanaam ci moom kër goo xam ni am nañ ay ñu bëri ñu ko taxawal defar ko ñiy defar miir yi ñiy defar fondement bi ñiy defar peinture yi ñiy defar xadd bi ba bunt ba bay kër ga pare caabi ja yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko yëkkati jox ko suñu borom yëkkatiwaat caabi jooju jox ko Cheikh Ahmadou Bamba kattan ak man-man ak expertise bi ñi nga xam ne les différentes parties yi defar kër googu yépp la ñu amoon mu dëxëñ ko sol ko Cheikh Ahmadou Bamba nekk bu yaay xaddkat yaay peinture bu ràppee yaay defaraat fondement bu yàqoo yaay defaraat yaay def bunt yi yaa ko yore ba nga xam ne lépp luy expertise lu jëm ci kër gi rafet te taaru mu dénk ko Cheikh Ahmadou Bamba mooy gardien temple islamique te loolu ay misaal am na ci waa Màkka yi seen ñëw ci moom ci 1924 lu leer la loo xam ne ay bind mi ngi fi ay seede mi ngi fi ba léegi ak poème yi ñu bind ci moom kilifa diine yi ci réew mi aussi ku ci nekk ci ñoom am na seere soo seere ci moom Touba daal moom daal dafa nekk l'incarnation maanaam de l'unité islamique lépp daal maanaam kon moom dafay pour ñëpp même ñi dul jullit ba ci ñi dul jullit sax ndax sëñ Touba loolu mu wax ni yaa malikal mulki yaa man jàlla an hawadin irham jamiyal wara yaa hadiyan radaa boobu sañ-sañ la kon daal saa su ne bu màggal teroo dañuy taxawaat seetlu daal ci wane bennoo bi nga xam ne tamit islam war na ko bennoo waaye tamit doomu aadama yi tamit ñoom it doon gën war a doon benn ndax wala xat karam naa bani aadama kooku ulama yi commencé nañ ko comprendre ci Serigne Touba ndax boo gisee màggal yi ni ñuy toppantee ak importance bi ñu koy jox de plus en plus
nga xam ni am na fu ñu teg mbir mi. mun mu waxee ni am réew du caaxaan ak ay tabax. absolument absolument. boobu ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma ci bala nga may ma rek bala may ñëw ci jàngat boobu. ma ñëw ci premier discours bi ma dégg. muy discours Aly Ngouille Ndiaye. di ministre de l'intérieur. man de Moustapha Gaye ba ma yàlla may na ma ci maanaam mage réew mi benn at. yàlla na yàlla xeeb dolli. mais yi ma fekkee ci ministre autorité état. ñu taxaw ci bésu màggal. génne fa kaddu yu rafete na Aly Ngouille Ndiaye man day maa ngi koy doog a dégg ci te loolu it misaal la ci mbiru sëñ Touba parce que Aly Ngouille Ndiaye ku ne xam na ni taalibe Cheikh Amadou Bamba la te réew mi noonu lay doxee incha allah avenir u réew mi mooy ñu dellu ci suñu bopp avenir u réew mi mooy li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp mu ëpp ci suñuy mbir mu jiitu ci suñuy mbir lépp lu ñu mën a am ci àddina bu ñu bàyyi gannaaw suñu ay mbaax bu ñu ay bàyyi gannaaw suñu ay valeur mi ngi mel ni it discours Serigne Cheikh Nawel sëñ Moussa Nawel Cheikh Moussa Nawel ni mu waxee ak premier ministre janoog premier ministre wax ka wax jooju mu ko wax man tax na ma gën a fonk premier ministre ndax xam naa ni lu tax Cheikh Moussa Nawel am sañ-sañu taxaw wax ka loolu mu ko wax en tant que premier ministre c'est parce que moom mooy kilifaam wane na ni kii am na kilifa te may kilifaam xaw ma ndax teewlu ngeen wax jooju wala déet mais na ngeen ko jàngataat xool Cheikh Moussa loolu jàngale bu rëy la pour la première fois dans l'histoire du Sénégal Serigne taxaw premier ministre tax di taalibeem mu wax ak moom ba ñépp xam ni kii taalibeem la kii xam ni moom mooy kilifa ki nga xam ni importance am ci réew mi mooy disons l'une des personnes les plus importantes du système du gouvernement du Sénégal loolu aussi jàngat la bu rëy pour dire que réew mi mag ñee ko moom Sénégalu Cheikh Ahmadou Bamba la Sénégalu Cheikh Seydil Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu la bu Limaamu Laay la bu ñeneen ak ñeneen ñi nga Baye Niass ñoom ñëpp avenir u Sénégal mi ngi ci ñooñu mais de manière vraiment équilibrée nga xam ni nit ñi dañuy xam ni am nañu lu nga xam ne lu kenn mënta remplacer toog ci fonk ko booleeg lu nga xam ne moom la àddina indi tey muy lu bees loo xam ne dañ ciy nekk te lu ci nekk ñu jox ko ak na mu waree ñu jox ko leneen li nga xam ni moom laa bëgg wax mooy ni Cheikh Mountakha discours am boobu nga xam ne dafa jaar ci Serigne Bassirou bu Cheikh Abdoul Khadr ñu koy nuyu au passage moom it di jàmbaru Serigne Touba porte-parole yoonu Serigne Touba bi nga xam ni c'est une fierté yoonu murit yëpp dañ koy war a damoo ndax moo gën a tuuti ci njabootu sëñ Abdou Khadr Mbacké et daanaka ci sëñ Touba ci sëtam yi mais tey rôle bi muy incarné ak taxawaay bi mu taxaw addina si yëpp le monde entier daf leen yéem macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla ñoddi ay fanam wéral ay cëram te may ko teewee xelam mu gën ko rafetal na mu rafete yàlla na ko yàlla gën a téye ci rafetaay googu yokkal ko lépp lu mu xam ni wax na ko rek yàlla na ko yàlla nekk mu doon lu xam ni lu suñu borom gërëm la et wax ji nag dafa jot nit ñi wax loolu réew sëriñ bi ni mu ko waxee moo am kenn du ko def ci ay caaxaan kenn du ko def ci pëccëxoo kenn du ko defar ci xëccoo yu metti yoo xam ni day jaral nit lu ne nit ki bu fekkee da nga bëgg a dund bu nga xam ni bu yàlla gërëm la nga jëriñu àddina jëriñu alaaxira amul benn sëriñ boo xam ne waxul loolu l'islam moo ci jiitu nit ñi dañu war a ànd ak dal ànd ak yiw xam lañu moom bañ a jël àddina ak fi mu toll di ko def xemmemteef tey da ngay gis nit ñu nga xam ne daanaka mën naa wax ni télévision bi mooy yar seeni njaboot ci ay film yu bon ci ay lu ne te loolu mooy indi lu nekk ci réew yàlla baax na sax ba nga xam ne Sénégal réew la bu nga xam ne arees na ko yàlla am na lu mu fi def mais sincèrement jàpp nañ ni message la bu am solo boo xam ni képp kuy nitu homme politique képp kuy nitu adduna képp kuy nga xam ne sëriñ nga am na cër bu nga xam ne yàlla jox na la ko war nga ci méditer bu baax a baax soññ la boo xam ne parce que sëñ Mountakha loolu ñëpp a ko xamee soññkat la nit la koo xam ni saa yu waxee rek
day doon njëriñ yu rëy daf cay jógee te lépp lu muy wax daf koy wax ca xolam ba lay jógee vraiment loo xam ne la rafetlu nañ ko trop. et ñi nga xam ne tamit ci màggal gi xam nga événement bu amee toujours dana am ñu ci wàññeeku ñooñu aussi ñi ngi leen di jaal seeni mbokk et di wax ne rek ci yoonu yàlla la ñu génnee àdduna parce que kuy dem pour màggali Cheikh Ahmadou Bamba lu woote Cheikh Ahmadou Bamba di ko jàppale ci sant gi mu woote ñu santale ko yàlla bu sa bakkan demee it shahid nga martyr nga donc loolu tamit dañ koy rafetlu boole ci encore njàmbaar yi nga xam ni nit ñi def nañ ko jóge fu ne man mii am naa gan goo xam ne da ko jóge ba Danemark di ndaw sama jarbaat la Pape Moussa Diagne la tudd jóge ba Danemark ñëw Sénégal màggal gu ne du ko wute loolu aussi doy na sant yàlla doy na seral na xol wane ni ñi ngi ci biti mais ñoom ñëpp seen xel ñi ñëwul sax seen xel mi ngi fi nekk fu ne la ñuy wootee di wax naan ñoom it ñi ngi màggal et cetera et cetera donc daal màggal gi daal ak cant la goo xam ni yàlla na yàlla def nit ñi am dégg te amuk topp te it li may daaneele peut-être mooy ni Sénégal gis nga Cheikh Ahmadou Bamba sacrifice bi mu def ba taxaw julli ci géej gi ñun dañ koy méngale ni xeetu sacrifice waxuñu ni benn la mais dañu ni xeetu sacrifice yooyu nga xam ne ñoo waral tey waa Ijaaz nekk ci jàmm ju rëy yi ñu nekk ci wàllu koom nga xam ne suñu maam Ibrahima moo ko defoon nga xam ne yàlla daf ko sant mu rendi doomam mu nangu dogal gi mook jabaram ak doomam taxaw fas ka yéene def yàlla indi xeewalam ci diggante bi sacrifice boobu nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba def nga xam dañ ko wan ne que il faut nga julli te bato bi moomuloo ko suñu bato la doo fi julli sakkal pexe mu jël deram sànni ci géej gi te wóoru ko woon sax ndax dana diig wala du diig ndax wax na ni tànkam dugg na ba mu ni allahuma tànkam génnaat yàlla téye éléments yi mu def li muy joxe duggaat ci gaal gi sacrifice am boobu mu def ñun moo ñu waral tey li ñu commencé di gis ci Sénégal muy 450 milliards de mètres cubes de gaz génn ci réew mi ñu ni Afrique de l'Ouest ba mu daj y compris le Nigeria li fi Sénégal am ci potentiel pétrole du sax asaka li Afrique de l'Ouest yëpp boo leen boolee ak Nigeria am ci pétrole. barke mag ñaa ngi fi te gis nga luy doog a génn la kanam la jëm incha allah. waaw tëjëg tàggatoo bi mooy sant leen yéen d'abord moo may opportunité bii vraiment ma mën a janoog nit ñi wax li nekk ci sama xol gannaaw bu ñu jógee ci màggalu Tuubaa gi di leen ñaanal aussi yàlla jàppale leen parce que ndaw ngeen yoo xam ne yéen a ngi tegu ci yoonu gëstu yoonu xeeñtu lépp lu baax parce que gis nga profession bi mooy profession bu nga xam ne ñu bëri dañu yaakaar ni affaire wu pëcc xoola comme noonu ñoom ñoo ci jiitu nag ci loolu musique bu bëri bii caaxaan yu bëri yi alors que moyen la boo xam ne c'est tellement puissant en une fraction de seconde mën nga laal ay milliers de personnes à travers les médias. parce que fan yii nee nañ maytu ni kenn wax lu la neex li ci internet waratul nekk moyen ñuy saaga ak yoon xëy na am na message bu ci ëpp. parce que loolu même tubaab yi nga xam ni sax ñoom la ñuy sikk ci internet naan ñoo ci indi lu ci warul dugg tey ñi ngi leen di raw ci benn côté ndax génn nañu benn xeet boo xam ni xeetu politique boo xam ni politique gu saaga wut ay saagakat yoo xam ne dañuy taxaw moo xam nguur la moo xam opposition ku ci nekk taxaw di saaga sa ay nawle gratuitement ci ay médias loolu suñu réew mosuñu xam loolu dem nañ ci sax ba gis ay ñi nga xam ni ay sëriñ lañu daanaka dañ leen di wooyee sëriñ parce que ñu ngi bokk ci askan bu baax ñuy wax yu safaanoo yoo xam ni boo ko déggee yow en tant que murit da ngay tiit yow koo xam ne da nga waroon muur da ngay gis lu bon sax jël malaanum kiirlaay muur ko loolu pour bañ ko nettali wala bañ ko wax mais nga jël lu bon lu nga xam ni daanaka ñi nga xam ne ñoo du les contre exemples sax du ñu wax bu mel rus nañu wax bu mel noonu kooku gis nañ ko ci homme politique gis nañ ko tamit ci sëriñ barki dem récemment yàggul koo xam ni mi ngi woote boppam sëriñ loolu rafetul Sénégal xamul loolu surtout nag koo xam ni dafa bokk ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul nga xam ni yoonu sell la Cheikh Ahmadou Bamba jëmmam boo ko ne jàkk xool rek nataalam rek boo ko xoolee sell la lay indi ay nit ñu am yar lañu ay nit ñu ami teggin nit ñoo xam ni seen waajur sax
seen papa sax duñ ko wax papa sëriñ bi rek la ñuy wax yem ceeg ñëpp. seen waajur seen yaay ji leen jur duñ ko wax yaay soxna si rek la ñuy wax. war nañu dellu si waat suñu xel parce que dara mënul jar ak lu nit ñàkk teggin lu la nit tooñ surtout kilifa yi ñun ñu ngi leen di parce que ñun ñooy seen ay taalibe. voilà li wàññi ci man. voilà moom mi war a lépp dafa jéggalu tubaab bi. voilà mu defe naa li ko tubaab teg moom nit dootul dundati lu mel noonu. dëgg la moo tax ñi ngi jéggalu ci kàddu yu lépp lu ci dëng aussi di ñaan yàlla def réew mi nekk benn réew boo xam ne juboo daf fi am tijaan murit xaadir laayeen ñëpp nekk benn comme niñ ko defee actuellement yal na ko yàlla wéyal ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi su fekkee ni ñoom ñoo gën ci réewum Sénégal yal na leen fi yàlla bàyyi ba ñu yeggale li nga xam ne moom la ñu bëgg def loolu la ñuy ñaan yal na ko yàlla def allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin. defe naa léegi rek bi muy daaneel sama xel dafa dem ci biir boobu may wax ci suuf muy la Sëriñ Tuubaa wax ca muxaddimaat ca wax ni afawtu ya anneel axdaahi turan li wàcc iman nafaahum li xëyri xi sarmadan la su àdd fa nga gis ni moom la ko tubaab yi teg defe naa nit dootul dundati lu mel noonu waaye ginnaaw bi lépp jàll itam dafa wax boromam ne ko jéggal naa leen waaye jëllale naa wax dëgg fa ndax koo xam ne yitteem moom mooy sant boromam ak di julli ci yonent bi salaatu sitta bi mat xi sitta taati fi batta maaxati saa i donc Serigne Touba moomu nga xamante ni moo taxoon nuy waxtaan ndax màggal gi ci lañ génn ñu doon def taxaw seetlu kilifa gi moom Ahmadou Moustapha Guèye di chercheur di gëstu ga ci taarixu murit indi ci ay leer yoo xam ne amul lenn luñ ciy yokk xanaa rek dañuy am mbégte dalal gin ka dalal xëy na jotaay wee ko meewul waaye li mu waral leeral bëri na goo xamante ne xëy na fi léegi jamono incha allah daan ñu ci yeneen jotaay ndax am na yeneen surprise yu ñu dencal yoo xam ne defe naa ni askan wi ku ko déglu rek daa nga xam ne wax dëgg fa yàlla am na yu bëri yu ñu war a xam ci sëñ bi lu dul xëy na ñenn li ñuy bëgg a gëmloo ci sëñ bi la gën a am solo mooy ca la mu wax rek ñu tënk ko rek moom mooy d'abord unité bi waaw màggal gi wane na ni wax dëgg fa yàlla danoo benn gi ñu war a doon benn wane na ni wax dëgg fa Serigne Touba taxawaay mujaddid gu nga xam ne moom la amee ndax moom vivificateur la ñëw fi ngir woote lenn lu dul yeesal maanaam di fi ndonoy yonent bi ak delloo si maanaam islam ci mbubu goo xam ne moom la ko nit ñi mës a xame kon Serigne Touba dee koo xam ne dafay woote ci dialogue woote ci bennoo woote ci li ñuy wax ni innamal mu'minuuna ixwa boobu alquran di wax faslihu bayna axawikum kon ñun dañuy benn wax dëgg fa yàlla te Serigne Touba wane na ko ndax màggal goo xam ne waxuma la sax ñi bokkul tariixa turux yi fa ñëw waaye da ngay gis ñoo xam ne sax duñu jullit ñu ñëw fa waaye loolu duñu bett ndax ku ne xam na ne Serigne Touba bind na fusti jagleel ko yaayu Seydina Isa ruhullah muy Mariama mu sell ma wax dëgg fa yàlla te ku ne gis na ni tamit ca xasidaam googee nga xam ne yaara maan yaara ximu dafa wax boromam ni ko irham jami xal wara waaw néew ko na nga yërëm jullit mbaa catholique mbaa ko mën a doon waaye dafa ne ko ay miséricorde maanaam ci bépp créature kon Serigne Touba wax dëgg fa liñ mën a wax ci moom bëri na mu tëjee ko nag njàngat gu am solo goog nga xam ne waxe Serigne Mountakha ci réew tabax gi nga ko war a tabax ci loo xamante ni dafa war a soree caaxaan soree fo tàmbale ko ci ndaw yi mel ni ñun nga xamante ni léeg-léeg dañuy xaw a dëgër bopp dañuy xaw a topp suñu bakkan dañuy xaw a ne ci lu ñu neex te xëy na gënul kon li gën moom mooy bàyyi xel la Serigne Mountakha wax ak analyse bi nga xamante ni moom kilifa gi def na ko nu wax na ni chronique Jantal Mara lii ko tax a jóg taxaw seetlu ci xew-xew jamono ci fànn gum mën a doon échanger ak internautes yi ak ñu ñuy seetaan xam na ni réew mi am na beneen yoon woo xam ne bu ñu ci jaaree dinañ jëm kanam dinañ am yokkute dinañ am émergence dinañ am avancement nu am mbégte kontaan te xam naa ne fa la ñuy yemale kàddu yi xëy na dinañ jox dig daje ëllëg ci beneen ponk ci seen chronique Jantal Mara wasalaamaaleykum wa rahmatullah